asalaamaaleykum mbokku campement Ngeko maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen joxaat seen chronique hebdomadaire bi nga xam ne éveil conscience citoyenne la ñu di ko def alxames bu ne li ñuy jëkke mooy massaw képp koo xam ne kii maanaam mbënd mi am na lu mu la yàqal di delloowaat ñëpp ci borom bi xam ne lépp ci sunu borom la jóge ñëw responsabilité état mu ngi ceeg nekku ceeg yépp man fi ma ko tënk mooy ci sunu borom kese bu ko neexoon ndox du wàcc bu ko neexee ndox continue bon mënuñu lu mooy sant ko di ñaan yàlla tamit ñëpp ñoo xam ni tamit yàqule nañ ci tamit ñu gën a delloowaat seen bopp ci seen borom muy ñëw tey ci point bu am solo muy li ñuy wax conseiller municipal 46 personnes lañu ñoom lañu fal pour ñu jël dogal yi nga xam ne yépp muy circuler war a tegu ci suñu kaw ndodd ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci commune Ngeko bi ça fait une semaine 8 points la ñu jox nañu mooy seen ordre du jour man da nekk naa conseil municipal 2 mandats yaakaar naa ne waaye mësuma tenir conseil municipal bu ànd ak 8 points ñaar ba ca topp daal di nekk divers loolu daal laa mës a def ak ki nga xam ne mooy le maire sortant muy Abou Ndiaye ma ñëw ci dogal bi nga xam ne jël nañ ko wax ni maanaam suuf si nga xam ne moo nekk ci sous préfecture bii fi ñu tegoon maanaam potolamp yooyu ngeen doon gis conseil bi jël na ci décision pour affecter ko ñoo ñuy wax waa Sen'Eau te ñu ñëw pour yor ndoxu Ngeko muy société boo xam ne bi société privée la normalement amaluñ ko ñun waa Ngeko pour jox ko terrain ne ko sancal fii xam naa nag discuter na ak jaraafu dëkk bi ci loolu waaye premier adjoint bi discuter wu ci ak moom deuxième adjoint bi kooku moom discuter wu ci ak moom ci sama yaakaar parce que bu waree jël décision bu mel noonu avant muy convoquer conseil municipal bi d'abord la première des choses mooy mu waxtaan ak bureau municipal bi waxtaan ak commission domaniale bi informer tamit ASC yi nga xam ne ñu nga fay tàggat yaram muy bayal boo xam ne bi yàgg naa ciy wax ne leen desewuñu lu mooy loolu ak li ci marché bi ak li nekk buntu kër Baye Simel Thiandoum ñaan leen nag li lay war a suuli nañ ñu fi bàyyil bayal yooyu parce que société privée bu demee moom ba war a installé wu mais na dem xool koo xam ne kii am na terrain première position te muy jaay mu jënd ko beneen dogal bi ci topp ñu yëkkatiwaat tamit ne ñoom dañuy voter lu ñuy wax délibération tamit pour yëkkatiwaat fi nga xam ni foofu la waa SAPRED yi nekk muy ay jeunes yoo xam ni ñu nga fa manko ay at yàgg na di daan seen doole ñu ne bayal boobu tamit lan moo tax mu di ko yëkkati ñu ne dafa bëgg a tabax poste de police ñu ne mais ñun ci jamonoy Abou Ndiaye voté woon nañu pour kii woon nañu budget national prévoir woon nañu fa pour construction gendarmerie comme moom il est député waaw dossier boobu moom na ci continuer manœuvrer xool ba xam mais en attendant ci diggante boobu Abou Ndiaye indi na fi poste de gendarmerie jël fonds de concours modifié ancien bureau Doudou Mbacké Fall bi nga xam ne bi mu nekkee chef d'arrondissement ci doon installé fi la nekkoon loolu tey mooy gendarmerie bi fi ne ma am yaakaar ni ñun suñu problème mu nekkatul problème mu sécurité parce que bu fekkoon problème mu sécurité la bon renforcer waat éléments yi moo ëpp solo ak damit toppatoo bu leen nga xam ne voté nañ ko assemblée nationale ba teg lépp moom na dem toppatoo loolu pour loolu mën a ñëw ñu mën a construire gendarmerie. Je n'ai aucun problème avec la police. J'ai des amis policiers, j'ai des parents policiers, donc nous entretenons de très bonnes relations. Mais li doy waar mooy tamit bu ñu demee ba tolloo ak pharmacie bële dañu gis këram mu di ko modifier ñu forcer ay sources ne police bi fa la bëgg a ñëw donc mu mel ni moom moo war a louer policiers yi foofu comme commissariat mais ma di ko wax ni ko boo jiitee ñëpp nekk jaraafu ñëpp del jox nag avantage léegi les privés ñoom ñu mën di louer parce que bu dee autoroute bi moom la bu fekkee ne terrain clandestin yi la moom kenn moo ci nekk
mais biir bu naree def lépp day toj. Donc ñu di ko wax ne ko monsieur le maire del avantager les privés yi nga xam ne ñoom nga dëkkal ñoom i tamit du lu yëngu rek nga jël def sa bopp. Man nag yoruma kër lu yaas benn kër laa yor muy bi ma dëkk waaye nag mu avantager population yi comme population yi ñoom ñoo ko fi teg na leen di jàppale ci fànn boobu. may wax encore une fois de plus ci waa SAPRED loolu coopératif la am na organisme bu ko fa def même boo ko naree exproprier am na procédure yoo war a respecter procédure yooyu na nga góorgóorlu ba respecté ko waaye de bu ma sañoon nga utalaat feneen police bàyyi xele yooyu parce que ñooñu ay père de famille lañ dañuy jóg di daanu nga bàyyi leen fa ba ca kanama kanam waaye ci jamono ji jël ñaari délibération benn bi mooy yëkkati SAPRED mu dem beneen bi ci des mooy jël terrain bi nga xam ne bi boo fa ñëwee 5 heures 6 heures yaa nga fay fekk ASC ñu ngi tàggat seen yaram am na cérémonie yoo xam ne foofu lañ ko mën a abriter nga di ko jël pour di ko jox seen eau mais lu la seen eau jox ba nga leen koy jox comme c'est des privés est-ce que wax nga population bi seen eau lu mu la jox est-ce que wax nga conseil municipal bi seen eau yow lan nga wax ak ñoom ci suuf loolu lu am solo la mooy attirer attention conseil municipal bi du lu jóg rek bëgg a toroxal askan bi ngeen yëkkati ko di ko voté parce que yéen tamit votre responsabilité est engagée dans cette affaire. fi may mujjee foofu encore ci wàllu foncier tuuti mu mel ni am na benn délibération boo jël pour wax ne hectares yële nga xam ne feu El Hadji Ibrahima Sakho yàlla nañu yàlla tas si barkeem na nga da nga ko bugg a utal une délibération du conseil municipal mais man yàgg naa la wax ne kayit yi ngay defar baaxul muy kayiti tool yi muy kayiti tool yi muy kayiti kër yi lu tax nga jël délibération foofu lu tax defoo ko ci tool Samba Mbow lu tax defoo ko ci tool fa Bayang Sène mais c'est des citoyens dañu war a am délibération est-ce que tey bu keneen jógee ci population bi waaxu ñëw ci sa bureau est-ce que di nga ko defal délibération parce que délibération warul nekk pour kenn da ngay yëkkati benn délibération ne lii dañu koy watee pour képp koo xam ne kii am nga grande surface temps ngay joxe mais loolu tu ne l'as pas fait donc muy injustice ñun amuñu benn jafe-jafe ak famille boobu ni nga defal kayit Bayang Sène defal ko Samba Mbow defal ko ñeneen mais ñoom defal leen décision jox leen mais bu boobaa day bokk ci décision yi ma doon wax ne baaxul parce que décision mënul génn te amul numéro de délibération ak date d'approbation procès verbal u conseil municipal yi nga xam ne ñoo daje bis boobu pour def boobu décision ci côté boobu loolu laa ciy wax. mais am na lu ma yëkkati woon fan yële passé boo ñëwee ba tolloog Kër Thiam extension di dem tolloog mbeddu Kër Thiam bi fi mu tàmbalee ci yoonu Mbour bi 4 terrains yooyu ñu tuuroon foofu latérite bi mais 4 terrains yooyu waa ji moo ko moom moo ko jënd ki ko jënd ja boobu yéen a ko joxaat 2 terrains yi nga xam ne moo ne ci ginnaaw 12 millions ci dugg mu des 4 millions pour remboursement bi ki moom terrain bi xam naa ko bokk na ci jigéen ñi bokk na ci ñi ma formé ci jamono DG Ferlo ma conseil municipal bi fi nekkoon muy tamit ay nébuleuse yu doy waar pour jox la preuve lu leer ci bureau bi ngeen daje mu ànd ak courtier bi alpulaar la am na sa beneen xarit boo xam ne bi magasin électronique la yor di jaay ay télé ak leneen chèque la leen defal foofu courtier bi nee naa la il a reçu 1 million comme commission may wax ni loolu bokkul ci transparence bokkul ci justice bokkul ci éthique ñun yàgg nañu wax ni on s'est trompé en éluant un maire trompeur à la tête de la commune de Ngekokh muy loo xam ne li bokk na ci li nga xam ni ci askan wi ëpp tey ñu ngi rëccu bu baax la ñu defoon en 2014 mais ñëw ci délibération boobu toujours waaw bi nga délibéré pour hectare comme grande surface mais ñaata la ñuy fay pour def ko est-ce que conseil bi fixé na taux boobu wax ko askan wi en tout cas li ñu lay jëkk xamal mooy délibération yi nga jël mu concerner affaire foncière dans les 15 jours qui suivent nous demandons au préfet
monsieur Ibrahima Ndiaye de le retourner en deuxième lecture parce que bu approuver délibération yooyu bu boobaa ñun dinañ attaquer délibération yu cour suprême bi ci jiitu mooy bu terrain bi ci toppaat mooy bi nga xam ne fixé nañu grande surface te fixé wuñu taux bi nga xam ne moom moo koy valider pour loolu mën a nekk parce que ñi ci des ñëpp bëgg nañu seen grande surface ñoom ñu defal leen ko noonu maa ngi leen di jox dig daje alxames ci beneen chronique mbokk ngi wax leen nuyu di leen sant di leen gërëm.